mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam ñuy jiital ci nuyoo bi madame la maire di ko nuyu bu baax a baax di ko jox sunu nuyoo mu jottali ñu ko monsieur le maire El Hadj Mohamed Dieng di nuyu mbooloo mi fi teew yëpp président SNES yi président conseil communal de la SNES président association de l'handicapé ak ñëpp ñu fi teew ñuy am mbégte tey bu baax a baax ci li nga xam ne moo ñu fi dajale. muy ay fonds yoo xam ne dañ koo génne war koo jox ñi nga xam ne ñoo ko yelloo wax dëgg yàlla muy acte bu am solo ñu ciy sant bu baax a baax di ci gërëm en tant que représentant relais yi nga xam ne ñoo nekk ci commune Fass Cekkeen ñu ngi am mbégte ak kontaante ci loolu bu baax a baax a baax xanaa di wax rek ne ñu ngi ñaan maire ak équipe municipale bi fi teew yépp incha allah ñu gën a bàyyi xel relais yi parce que situation bi am na solo trop mais ñu gën koo yokk. jot tey di suñu subvention bu jëm ci ASC yi. toll une somme 1 million vraiment dañ koy kontaane di ci am mbégte bu baax a baax ndax xale dafa fonk sport te sport yi dafa nekk loo xamante ni li doxal activité ndaw ñi la donc ñu gis ne suñu maire am na jéego yu baax a baax yu mu ciy def yu am solo ba tax na chaque année day def une enveloppe 1 million pour subvention ASC yi yemul foofu. mu joxewaat beneen enveloppe boo xamante ni ci SONES bi la jëm mais mu joxe ko ci côté conseil communal de la SONES pour lan ñu def ko ci ñuy activité yoo xamante ni lu mel ni ay formation lu mel ni ay reboisement lu mel ni yooyu noonu yoo xam ne ni activité ndaw ñi la rek ci lañ koy dugal ndax loolu day tax ndaw ñi gën a gis seen bopp mais day tax ndaw ñi tamit gën a xam seen valeur mais gën a rester seen village seen population pour dundal dëkk bi mais pour soxali gox bi ba tax ni ñun activité yi en tant que représentant des jeunes actuellement par rapport ak subvention yi lan ngeen mébét pour def. donc ñun am nañ mébét pour def ay formation yoo xamante ni day yee ndaw ñi ci seen i activité ci côté sport ndax sport fi mu toll nii dafa nekk loo xamante ni dafa jot ndaw ñëpp xam sport mooy lan ndax football dafa nekk loo xamante ni toujours dañuy gis ne day ay indi ay violence te loolu war na mën a bañ a am ndax loolu lan moo koy jeexal moo ñi def ay formation yoo xamante ni ndaw ñëpp xam ne tey football nekkul luy jaxase ndaw ñi mais dafa war a nekk luy def relation entre ndaw ñi ak population bi. di am kontaante bu baax ak mbégte ci suñu situation yi nga xam ne tey maire de la commune de Fass Cekkeen mu ñu koy jox ma nekk fi en tant que président conseil communal de la jeunesse di rafetlu mbir mi. mu nekk loo xam ne lu am solo la chaque année dañ koy jot mais rawatina ren dafa ñëw ci anam yoo xamante ne yu bees la mooy chaque année dañ daan jot subvention 1 million mais daraan couvrir du SONES bi yëpp tey ren mu am yokkute bu am solo muy que ni tey jox nañu 1 million 500 mais 1 million 5 bii di 1 million 500 yooyu dafa 1 million bi dafa jëm ci wàllu sport 500 000 bi ñëw ci conseil local de la jeunesse pour jàppale leen seen activités yi ñuy def ak formation yi nga xamante ne dëgmal nañ ko parce que def nañ feuille route boo xamante ne nii dañu def plan d'action pour que formation yi ñu war a def ci biir jeunesse bi di ko jaajëfal bu baax di ci am mbégte am kontaante bu baax a baax comme ni ko madame la maire waxee nag defe naa comme ku laaj sa droit da nga war a def sa devoir ñi ngi ñuy joxoñ baaraam ci yu bëree bëri muy ndaw ñi surtout ndaw ñi ma am appel bu may lancé rek di ko wax toute la jeunesse de Fass Cekkeen waxoon nañ ko fi dañ koy waxaat rek nañu góorgóorlu ci li nga xam ne tey moo ñu war ci commune bi muy jàppale surtout ASC yi nga xam ne ñu ngi nekk ci dëkk yi wala association yi nga xam ne ñu ngi nekk ci dëkk yi ci place publique yi ak école yi xam ne tey ñin la war ñu di war di ko nettoyer saa su ne ñu ngi ciy wax guddeeg bëccëg mais dafa des lu bëree bëri kon nag may lancer appel rek di ñaax sama mbokku ndaw ñi dalee ko ci man ne nañu góorgóorlu xam ne lii ñi ñuy jox ni joxuñu ko rek pour ñu tëdd wala ñuy kii dafa am lu ñu war mooy li ñu war dinañ ko def. muy maire boo xam ne nii ku bàyyi xel handicapé yi la daf ñu bàyyi xel pour toujours ndax lii depuis commune bi sampee ba léegi yaakaar naa ñu ngi ko fay am te it du ñu yokkalu sax ndax at mu jot gis neen mu yokkal ñu fa mu dalee woon ba fi mu yem nii tey sóree na lool sax
ñun association personnes handicapées nag wax dëgg na yàlla dañuy sant yàlla bu baax donc dans la commune de Fass Cekkeen ndax man de damay toog ci bayal bi waaye seetlu ma benn handicapé boo xam ne nii dëkk na commune de Fass Cekkeen di wër di tàllal loxoom loolu moom gisuma ko kon loolu moom maa ngi koy sant yàlla maa ngi leen koy gën a ñaaxee amul benn handicapé boo xam ne commune de Fass Cekkeen la dëkk koo xam ne nii mu nit mën naa daje moom ne mu kii mu ngi tàllal loxoom te dëkk commune de Fass Cekkeen gisaguma ko man de kon nag ñun parewuñ pour loolu. donc suñu teewaay tey mooy dañu jógee ba fële Dakar donc ñu waroon ñëw jël ci suñu subvention donc di firndeel ne suñu subvention daaw bi ñu amoon donc tolloon na ci 400 000 donc ren ba ñu ñëwee gis neen toll na ci 1 million donc pour wax également que étudiant maanaam njàqare bi ñu amoon donc diggante ñun ak ki nga xam ne mooy suñu maire bi mooy dañ yaakaaroon ne donc fële ñu dëkk ci Dakar donc dañuy fay maanaam chaque mois 160 000 donc loolu tey boo ko boolee lépp dans les 12 mois donc day nekk 1 900 000 et quelques donc tey xam ne tey bu fekkoon ne subvention 1 million bi kese la donc kon day métti donc de ce fait ñun duñ def du dul jukkal le maire Mouhamed Dieng donc gis ne 1 million bi c'est quelque chose boo xam ne dafa nekk à côté donc bokkut ak li nga xam ne mooy nga xam ne maire bi moom lay fay fële ca Dakar donc loolu dañuy def lu nekk di ko njukkal donc di ko wax ne étudiants yi nga xam ne ñu ngi nekk Dakar kat gërëm neen ko wax dëgg fa yàlla donc di ko ñaanal ci projet yi nga xam ne donc mu ngi koy bëgg a def dans le futur donc suñu borom jàppale ko ci incha allah. wax nag ne tey suñu daje bi li ko waraloon mooy dafa amee ay subventions yu ñu doon joxe si biir subventions yi ñu doon joxe dafa laal juróomi ay mbir moo xam ne dafa lañ leen waroon a jox seen subvention bi si njëkk mooy ASC yi 1 million conseil de la jeunesse 500 000 handicapés yi 250 000 relais yi 150 000 étudiants yi 1 million loolu moo taxoon tey ñu woote fii si municipalité bi pour jox leen seen subvention ndax yaakaar naa lii du bulet an mu jot dañ leen koy jox bi ñu ko boo totalee yëpp dafa toll si 2 900 000 2 900 000 tey moom lañ teg si table yi jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yelloo ndax nag subvention yi nga xam ne dafa passé moo sa tollu nii waaye dañoo xam ne mbir mi ñoom ci la ñu bokk commune bi ci la ñu bokk ñu war leen a jàppale ci biir jàppale boobu am na somme bu ñu leen doon jox mos ta àgg foofu waaye ren dañ ko yokk ba àggale ko ci 2 900 000 ndax nag activités yi dafa am si yoo xam ne wax dëgg yàlla dafa xaw a tar comme étudiants yi moom ci Dakar seen mbir dafa xaw a tar te dañ ne guney tey mooy doon mari ëllëg ndax li ñu fay def ëllëg mën naa am ñun ñëpp danañ si jëriñu muy njàng mi éducation bi te éducation compétence transféré la ci maire ba dafa war a jukki ab som jàppale leen ci fa ñu nekk luyeel leen ay néeg yoo xam ne mu ngi toll weer wu ne am na ci loo xam ne dañ ko da maire moo koy fay ci li nga xam ne ci xaalisi boppam la bokkul ci xaalisi municipal commune de la Fass Cekkeen li nga xam ne moo bokk ci xaalisi commune bi ci Fass Cekkeen mooy 1 million bii ñu leen xam ne moom lañ leen jox waaye néeg yi nga xam ne moo leen jëlal Dakar bépp weer wu dee moom moo koy fay si xaalisam jeunesse bi ñu jox leen 1 million jël conseil de la jeunesse dimbale leen 500 000 ñoom it si activités yi nga xam ne moom lañ war a dox am ay formation da ciy jaar ak yeneen activités yoo xam ne ñoom ay xale lañ ñu ngi seen i bëgg-bëgg lañ te ñu ngi ko war a def te amuñ fenn foo xam ne war nañ ko faa trouver maire na kon dina leen trouver solution pour ñu mën a def seen activité yooyu. handicapé yi ñu leen di jox tamit subvention naam bëriwut bëri na ndax nag ñu jar a jàppale leen ndax handicapé ku ko jàppale sa bopp nga jàppale léegi ci biir ñoom seen wax nañ ne ñoom commune Fass Cekkeen kenn du ci tàllal ndox loxo dem di yalwaani seen doole la ñuy dundee ak seen ñaq gannaaw seen doole la ñuy dimbale ak seen ñaq am na loo xam ne commune bi war na leen a fekk ci seen ñaq ak seen dimbal jox leen ko ne leen def leen seen activité yii looloo tax ñu leen di dimbale. relais yi yaakaar naa ñoom tamit am na luñ wax ci seen i mbir relais santé moom it compétence transfert la ci maire ñoom it am na ay activités yoo xam ne ñu ngi ko war a def ci santé am na seen i réunion am na benn activité kayit bu ñu war a def ak lu ñu war a mën a def rek ci loolu la ci lañ leen dimbalee 150 000 yi pour ñu continuer seen activités yi pour mën a jëmale
wér-gu-yaram bi fi mu war a mën a jëm looloo tax ñoom it ñu jàppale leen si loolu. financement yi subvention yi ngeen joxe. lan moo war a nekk ci processus parce que gis naa ren ngeen yokkute am. waaw déwén. loolu aussi lan lay firnde ci yokkute bi élection yi la wala lan lay. jërëjëf yaakaar naa ndimbal bi du pour campagne naam ay politiciens lañ dañ leen a war a jàppale ñoom dañ leen a war a jàppale ba fi ñu bëgg a àgg ñu àgg fa naam nag ñoo xam bu ñu leen jàppale seen résultat lan la ñoom ñoo ko xam waaye ñun li ñu war mooy ñu jàppale leen ci liñ ñoom ci liñ bëgg a jëm ñoom nag li ñu xam sa wareef def sa yelleef ñoom ñoo ci xam dara waaye daal ñun fi ñu taxaw nii ci mairie bi seetuñ benn position seetuñ dara dañ leen war a jàppale ñu jàppale leen. waaw ci li nga laaj yaakaar naa at mu jot heure bii danañ ko joxe heure bii at mu jot dinañ joxe subvention yi te at yi ñu ko doon joxe heure bii lañ ko doon joxe du politique bee tax ñu joxe ko ci temps bi heure bu ne heure bi lañ koy joxe at mu dot heure bi lañ koy joxe kon ñu leeral na ñun politique bi taxul ñu joxe ko ci temps bi at mu jot heure bi lañ koy joxe moo tax ñu joxe ko ci heure bi nga xam ne moom lañ ko joxe woon daaw heure bi nga xam ne moom lañ ko joxe daaw jéeg heure boobu lañ ko joxe ren. sa mbokku jigéen ñi gisuñu leen ci biir. waaw suñ mbokku jigéen ñi gisuñ seen suñ biir waaye ñoom tamit ñu ngi ci biir lu tax ñu ngi ci biir noflaay jigéen fi ne ñëpp xam nañ ko soo demee ci dëkk yi ndox maa ngi jëlaat ñëw dans les 9 villages yaakaar naa ñëpp jot nañ ci ndox mi te loolu si noflaay jigéen la bokk soo demee ci dëkk yi machine wal yaa nga fa loolu si noflaay jigéen la bokk kon dama yaakaar ne ñun tey bu ñu amul subvention ne gërëm nañ yàlla sant Macky Sall ndax tey fii may wax ni poste bi ma taxaw yaakaar naa dinaa ko si gërëm bu baax a baax ndax moo jox jigéen ñi seen gëdd jox jigéen ñi seen doole benn jigéen benn góor kon yaakaar naa ñun jigéen ñi ñun amuñ lenn lu ñuy wax lu dul boole suñuy kàtt ak suñuy doole ak suñuy xam-xam yëpp jox ko maire Mamadou Dieng loolu daal mujj daal li ñuy lancé mooy daal ñun sant ñëpp gërëm ñëpp sant yéen ñi nga xam ne yéenay jàllale information fi war a àgg di leen ñaanal ca kaw ca kanam lépp lu ñuy mën a def dinañ leen woo ngeen ñëw teew jëlal ñu yóbbul ñu ko fi mu war a àgg mu àgg fa ca kaw ca kanam daal ak rajo Koungheul ak ñëpp